dal leen ak jàmm ci Look Actu ñu dukkit leen li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi laas lañ koy daal di dooree moom nag daal dina xëy ci mbirum campagne agricole bu atum 2025 nee nañ daal 130 milliards de francs CFA par terre maanaam daal 130 milliards lañ daal di dugal ci li nga xamante ne moom mooy wàllum mbay mile waaye leneen ci biir yëglekaay gi muy réhabilitation wu environnementale GCO nag dafa daal di engagé delloo lu jege 1000 hectares ci atum 2025 waaye tontub ex-DAGE boobu Mansour Faye mu ngi ci biir yëglekaay bi leneen lu soxal mise en accusation pour haute trahison Guy Marius Trac ki nga xamante ne nag moom mooy Macky Sall Le Soleil yéenekaay ci campagne de production agricole bi la daal di ñëwaat atum 2025 jàpp 2026 ñeneen daal ab budget sans précédent de 130 milliards de francs CFA lañ ci daal di dugal distribution des intrants nag dina tàmbale 25 avril waaye nag junney jeunes volontaires lañ daal di tamit dugal ngir encadrement des producteurs waaye tamit 10,8 milliards de francs CFA mën nañ ko jàpp pour les coopératives agricoles communautaires. Direct News moom nag ci leneen la daal di ñëw muy lu soxal visa Schengen nee nañ daal une machine à cash discriminatoire sur le dos des Africains mbirum visa boobee nag li ci nekk yëpp mu ngi ci biir yëglekaay gi waaye leneen Mansour Faye nee nañ daal mu nga jëm fële nga xamante ne moom mooy salon d'honneur ca Paris wute lool ak ki nga xamante ne nag moom mooy Mansour Faye mi ñu aaye mu génn réew mi l'éveil yéenekaay yi moom ñëw na ci fiscalité numérique nee na daal le Sénégal compte investir 1361 milliards de francs CFA 24 heures ci mbirum mbay mi la daal di ñëwaat nee na daal agriculture une ambition sans borne mu mel ne daal nguur gi nag wàllum mbay mi soxal na ko lool sax waaye tamit ay école du parti au secours de l'école de la rue ab laaj la boo xamante ne nag dañ ko daal di samp ci biir yëglekaay gi suba teel moom ci leneen la ñëw muy lu soxal caisse de sécurité sociale nee nañ daal le nombre d'accidents de travail muy ñi nga xamante ne nag dañuy gaañu ci seeni bërëbu liggéeyukaay nee na jàll na 2000 à près de 1300 entre 2015 et 2024 mu mel ne daal accident de travail nag dafa daal di gën a yokk loolu yëpp nag mu ngi ci biir yëglekaay gi waaye mbirum rapport de la Cour des comptes le FMI va demander un audit international indépendant de la dette cachée du Sénégal muy mbirum daal bor gi nga xamante ne nag Sénégal daal dina ko amee les Échos ñëwaat na ci mbirum résolution de mise en accusation devant l'Assemblée nationale muy mbirum Macky Sall mi nga xamante ne nag dañ ko daal di bëgg a topp pour haute trahison waaye fond force Covid-19 bi ba tey moo ngi wër di lëmbee Sénégal ay arrestation yu bees waaye une quinzaine en danger grand panel moom ñëw na ci question des installations chimiques les défis du Sénégal face aux risques industriels waaye ñëwaat na itamit ci détournement des fonds force Covid-19 nee na daal la DIC lève les mesures barrières ndax kat niñ ci jàpp bëri na loolu waaye nag lu jege 300 millions de francs CFA en jeu selon les premiers éléments de l'enquête waaye nag ñi nga xamante ne nag dañuy yëngu ci wàllum culture sport BTP ñoom ñëpp nag jamono ji dig nag daf leen daal di viser une affaire qui relance le débat sur la transparence dans la gestion des fonds publics Walf Quotidien moom ñëwaat na ci mbirum jugement pour haute trahison nee nañ daal Pastef envoie Macky à la guillotine Macky daal jamono ji sax ci yéglekaay bi ñu ngi ciy gis nataalub kookee di Macky Sall mu nga daal di sëgg xam naa ne jamono ji nag jaaxle na waaye leneen lu soxal Air Sénégal délicate opération de sauvetage ndax kat am nañ bor bu toll ci 100 milliards waaye nag baisse de 47% du chiffre d'affaires personnel pléthorique fële nga xamante ne moom mooy ca Air Sénégal le quotidien yéenekaay yi moom it dikkaat na ci ni mu gën a yaatoo ci mbirum force Covid arrestation yi nag mu ngi wëy ba léegi la justice traque les variants loolu la ko daal di duppee muy mel ne daal justice bi mu ngi jàpp virus yi nga xamante ne nag ñoo nga génne woon ca
temps wu Covid ba 6 cadres du ministère de la santé jamono ji ñu ngi en garde à vue waaye nag ginnaaw daaj yi ay artistes tamit jamono ji ñu ngi ca loxoy yoon les cas suspects en attente de la haute cour de justice waaye ca wet ga nag mise en accusation de Macky Sall muy tuuma yi nga xamante ne nag moom la ñuy teg ci ndoddu Macky Sall waa takku wàllu se dresse contre le projet de Pastef ànd ñu ci benn yoon waaye enquête nag dafa amalub enquête ci kookee di Ibrahima Ndoye président TGI de Dakar nee nañ un magistrat droit dans ses bottes nataalam nag fës na loolu ci bile yëglekaay waaye Vox Populi ñëwaat na ci mbirum assemblée nationale ak Guy Marius Sagna mi nga xamante ne dafa daal di déclencher processus de mise en accusation wu Macky Sall ñi koy toppee nag li nga xamante ne moom mooy haute trahison waaye retour de parquet pour toutes les personnes déférées hier loolee itamit mu ngi ci biir yëglekaay bi critique ñëwaat na ci mbirum mbay mile nee na le gouvernement sème la très bonne graine bu baax daal le gouvernement bi daal di ji jamono ji ndax 430 milliards de francs CFA lañ daal di dugal ci li nga xamante ne moom mooy mbay mi source it ñëwaat na ci mbirum garde à vue yu bëri yi nga xamante ne daal dinañ ko nemmeeku waaye ñëw na ci leneen li nga xamante ne moom mooy xew fële ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose ab daal féewaloo moo daal di am wala sax moo daal di dox ci diggante DG Serigne Fall ak ki nga xamante ne moom mooy PCA ba di kilifa ne veulent plus se voir nee nañ daal même en photo mel na ne daal ñoom ñaar ñi nag réeroo dafa am ci seen diggante loolee nag mu ngi ci biir yëglekaay bi waaye tribune nag dañoo daal di ñëw fësalaat seen nataalub chroniqueur boobu leen di Abdou Nguer nee nañ daal lan moo tax ñu koy téye ba léegi en garde à vue alors que l'auteur de la publication est identifié mu mel ne daal ñoom jàpp nañ ni daal ki doon publier loolu du Abdou Nguer keneen la comme que identifié nañ ko lan moo tax ñu koy téye ba léegi en garde à vue muy laaj boo xamante ne tribune yéenekaay yi daal dina ko samp waaye point actu ñëwaat na ci mbirum fonds Covid-19 le député Guy Marius Sagna itamit veut faire juger Macky Sall mu ngi ci biir yëglekaay gi waaye keneen ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon DG bu ANAMO Maodo Malick Mbaye nee nañ daal dina jël fonction officiellement fële nga xamante ne moom mooy ca Rabat l'évidence yéenekaay ñëwaat na ci mbirum Macky Sall waaye nag ñëw na ci keneen muy Diégui Diop Fall nee nañ du haut des fauteuils entendez la souffrance xam naa ne nag am na ay kàddu yu mu yëkkati waaye mu ngi ci biir l'évidence yéenekaay yoor yi tamit ci mbirum agriculture mbay mi la daal di ñëwaat nee nañ en route vers la souveraineté alimentaire. Le gouvernement prévoit 130 milliards pour booster li nga xamante ne moom mooy agriculture. Dakar waa quotidien moom itamit ci mise en cause wu Macky Sall Guy Marius lance l'assaut la ko daal di duppee waaye détournement présumé fonds Covid itamit yéenekaay bi daal dina si ñëwaat bu baax a baax réew mi quotidien itamit ci haute trahison bi la daal di dikkaat observateur moom dafa daal di ñëw ci ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu jàpp ci mbirum Covid bi pour échapper à la prison tout prêt à acheter leur liberté muy mel ne nag jamono ji ñi nga xamante ne yoon teg na leen loxo ñoom ñëpp nag ñoo ngi xool naka la ñuy génnee ci guute gi ñu nekk. Ce que les enquêteurs recherchent ce ne sont pas seulement des remboursements mais des responsabilités, des chaînes de décision, des traces écrites muy mel ne daal ku si nekk daal yaa ngi xool yoon boo ci génnee waaye nag reddition des comptes boobu ba tey Mansour Faye ak ki nga xamante ne moom mooy Diouf Sarr te nekkoon fi ministre de la santé ñoom nag mën nañoo dem fële ca haute cour de justice ce qui se prépare à l'Assemblée nationale muy mel ne nag ca Assemblée nationale am na lu ñuy waajal toppee ko kilifa yi nga xamante ne nag ñoom ñoo jiite woon yenn ci ministère yooyule waaye le peuple dafa daal di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy mbirum accusation wu président Macky Sall nee nañ daal avis
glissant lañ ko daal di duppee. dañuy daal di ñëw nag si suñu partie tàggat yaram dooree ko ak Rewmi Sport moom nag ñëw na ci Ligue des Champions ndax kat le Paris Saint-Germain ak Barça se qualifie dans la douleur muy mel ne nag ñoom coono gu metti lañu daj laata ñuy qualifié waaye Point Actu Sport ñëwaat na ci mbir moomu le nee nañ Paris Saint-Germain se qualifie en demi-finale dans la douleur contre Aston Villa. Tribune ñëwaat na ci mbir moomee waaye nag kookee di Bellingham promet l'enfer et lance la remontada. Record yéenekaay lañ koy daal di tëjee moom nag daal dina ñëw ci inefficacité sur balle arrêtée offensive Koulibaly ak it ay ñoñam les têtes manquées loolu lañ ko daal di duppee waaye Kara moom toujours sans vrai successeur mu mel ne nag Kara moom jàmbaare na loolu ci mbir mi dañ koy daal di tëjee nag ak suñu nataal du jour bu Odia nag moom it ci mbirum force fond Covid yi la daal di dikk muy mel ne daal ci nataal bi daal dafa daal di defar benn hôpital waaye hôpital ba nag ñoo gis seen médecin ba toog ne la ci biir nag ak table ba nag am na ay vaccin wak lépp ci biir hôpital bi sax lu mu tudd mooy Hosto Fond Covid le Parquet waaye nag ñoo ngi gis ci lalu hôpital yi nga xamante ne nag dafa am ru ñuy pousse ay malade yi nag du kenn kudul wala sax du ñenn ñu dul ñi nga xamante ne nag laale nañ ci mbirum force Fond Covid yi gis nañ ci Baba Amdi Tandian gis nañ ci Abdoul Aziz Mbaye ak yenn si dage yi ñoom daal ñoo ngi gis nag ñoo ngi fëti seen lal yi ñu nekk xam naa ne nag bëgguñoo dugg ci hôpital ba waaye li wér te wóor daal mooy policier ya ñoo ngi leen di pousse pour ñu dugg ca biir hôpital ba kenn ka sax mu ngi naan des cas de contamination au cache waaye beneen policière ba nag mu ngi naan tous positifs au virus du fric mi mel na ñoom ñëpp daal virus bi daal dina leen a laal ndax nag virus bi dina dañ ci ñoom wala déet ab laaj la boo xamante ne nag dañ ko daal di samp mbokk yi tey li ma gënoon fës ci ëttu yëglekaay yi jaajëfal leen bu baax a baax jox leen rek dig daje ëllëg incha allah ci yeneeni xibaar